xalaatoon na problème ni dina am jamono ndox dafay manqué Dakar ci la ñu commencé doon defar KMS 3 commencé di pour usine de désalinisation des eaux donc dafa nekk un ensemble dafa ay problème yoo xam ni depuis indépendance ba léegi mu ngi fi tey la doog a feeñ loolu mooy problème bi c'est-à-dire dañu bëgg a foog ni rek loo xam ni dafa xëy rek daal di ne nii non non c'est processus bu gudd la ñuy bàyyi muy dem Dakar di màgg di màgg di màgg di màgg ba egsi fii maintenant nag il faut mu am déficit boobu nag nguur gi mu ngi ci di jéem a fexe nu mu koy kiiwee amoon na ay temps bi ndox manqué woon dañu def ay forage ci Dakar. waaw léegi pour soulager population yi. léegi yow yaa ngi ma expliquer ne bu yàgg la loolu ba tey ça veut dire que yéen boobu ba tey xamoon ngeen ne ndox am na problème ñu jëm ci coronavirus. non du ñun ñoo ko xam c'est-à-dire da ngay ne nguur yi fi jàll yépp. nguur yi fi jàll yépp xam nañ ni Dakar dina am problème mu ndox. léegi nguur gi xam na ne nguur yi ko jiitu yépp xamoon na ne Dakar dina am problème mu ndox ñu jëm ci xeex bu nekk coronavirus nekk crise sanitaire ngeen waroon sóoraale ne ndox moo jiitu ndax boo gisee président Macky Sall ci xeex corona bi lim njëkk a def mooy dafa dem jël ay loxoom raxasu lu daa ubbi robinet mu tax ndox bu amutoon est-ce que dina mën a jàllale message boobu. non xam nga bu ñu jaawatle c'est-à-dire corona dafa fekk ay problème yu fi nekk mu doog a egsi ci suñu kaw donc ndox mi du corona dafa ñëw rek mu am dafa am lu yàgg ñuy seet naka la ñuy réduire déficit boobu ñu am ci ndox di def ay forage di essayer renforcer kii baag yooyu loolu dégg nga keroog ministre bi mu ciy wax naan léegi sax jafe-jafe boobu léegi mu jeex nga gis DG wu SONES tamit dem di xooleeg yooyu parce que dafa di loo xam ni du xam nga wolof yi comme li ñuy wax naan ndar xëyul sotti. du loo xam ni gouvernement day prévoir day jàngat lu ñëwagul. mais ñun dañu nekkoon di jàngat lu ñëwagul. mais ba corona expliqué waroo leen woon xool les points essentiels. defal ndànk ngeen conseillé ci président pour mu def defal ndànk gouvernement bi jàngat na lu ñëwagul moo tax mu doon créer KMS 3 parce que xam na ni 2020 2021 ak yooyu ndox dina manqué moo taxoon mu créer KMS 3 di njëkkanteeg temps bi di kii mais lii daf ci egsi te bi muy egsi moment 3 mois yële yëpp kenn liggéeyul nit ñi dañoo toog donc déficit bi day gën a creuser wu mais bu amee liggéey ba Sen'Eau SONES commencé waat liggéey mu ngi am amélioration ci koñ yi kon bu leen ne defuñu dara am na lu ñu def. des naa doy daal ci askan wi. waaw ba tey non mun nga ne des na. gouvernement baa ngi jéem waaye des na mais bul ne kenn deful dara. ñu daal di dem ci problème bi nga xam ne moo actuel nii ci tàng-tàng muy décision président bi mu jël ngir ne day jox gestion wu aéroport bi waa CDC mooy waa comment on appelle caisse de dépôt et de consignation aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne waxoon nañ ci aéroport militaire waxoon nañ ci dañuy def ay centre commercial pour les Marocains wax nañ ci lu ne ba askan bi jóg ne ñoom seen sago mooy ñu jël suuf soosu defar ko poumon vert de Dakar li ñuy jooy chaque jour mooy Dakar mu rafet ñu am endroit yoo xam ne mën nañ fa dem féexlu ak suñu njaboot yi président Macky Sall démb jël décision ne da koy dénk waa caisse de dépôt et de consignation ngir ñu def ko am ay kàddu yàlla yu fa am ay transparence ay vente yooyu noonu yëpp dañoo bëgg tey nga wax ñu ci yow nga faram fàccal ñu ko ba pare leeral ñu ci président ndogal yi mu jël ba pare ñu doog a dem ci question yi. waaw xam nga président moom moo am sañ-sañu dogal ci Sénégal gis na ni aéroport militaire la du aéroport bi la dénk CDC li mu leen dénk mooy réserve foncière yi parce que dafay bañ ñu jaxatee ko mu indi fi problème mu foncier ndax moom waxoon na ko ba muy dajale élus locaux yi ne woon na lépp li muy jot ci plainte lu ci ëpp problème mu foncier la
moo tax mënul jox élus locaux yi pour ñuy régler problème mu domaine donc moom dafay sauvegarder fi mu ne nii parce que CDC boo ko xoolee mooy caisse de dépôt et de consignation mooy banque état fa lay dénk ay yëfam fa lay denc ay trésoram ak yooyu donc fa lay nit ñi di consigner kon état deful lu dul sauvegarder réserve foncière boobu. léegi 30 hectares yooyu daal lim ko dénkee waa CDC nga ne day sauvegarder. waaw bu sauvegarder ba pare bind ci vente mooy maanaam waa CDC mën nañ ko jaay à usage d'habitation. alors que askan bi dañu wax ne valeur bi 60 milliards la ci loolu mën nañ ci jël 20 milliards pour yokk ko ci programme logements sociaux yi ñuy def 100 000 logements sociaux yi ñuy def. mais boo xoolee ñoom dinañ détailler yépp kon xam nga Sénégal ñun dañoo tàmm bu ñu déggee dara rek au lieu ñu gëstu dañuy xëy suba rek daal ne jaay na lii. waaw mais fa liñ ko dénk mais tey jii. mais liñ ko dénk yaa ngi gis CDC du problème sax mais problème bi mooy xam nga amoon na fi problème tobacco ak yooyu yépp. ci le président ne il faut que ñu régler ci yenn problème yi fi problème foncier yi fi amoon yoo xam ne ay litige la yoo xam ni ay nit ñoo jël suufu. dëkk bi dem jox ko ay nit te waruñ ko woon jaay. donc président ci li mu nekk ay correction lay defaale parce que dafa am lu bëri loo xam ni daf fi jaar te dafa régulier wul woon. waaye suuf soosu des ci aéroport bi suñ ko naree jël jaay ko loolu est-ce que njëriñu askan bi la président est-ce que buy décider dina xool ak yéen ñi koy xelal est-ce que di ngeen bàyyi xel askan bi opinion publique li ñu bëgg sénégalais li ñu bëgg. man damaa foog ne yéen sénégalais yi ngeen fi nekkal lu ñu bëgg ngeen war a xool majorité bi li ñu bëgg mooy am ay parc yoo xam ne dinañ fa mën a doxantoo féexlu fa am endroit boo xam ne nii endroit bu historique la di nga mën a ànd ak sa doom ëllëg naan ko fii la piste bi yemoon fii la décollage amoon atterrissage fii la amoon fret fee la nekkoon di rappeler l'histoire à nos enfants ngeen bëgg ko jël teg fa ay kër. histoire boobu dafay fekk aéroport bi disparaître. mais loo xam ni disparaître xam nga aéroport bi ak réserve foncière bi bokkul. réserve foncière bi lu wër aéroport bi daggate woon nañ ko aéroport bi léegi li ci des 30 hectares yooyu laa wax. aéroport bi disparaître mais ñun aéroport bi mu ngi fi waxuñu boo demaatee di nga mun a wax fii la fret nekkoon fii la lëleeg mais réserve foncière boobu. li ko wër état bi mën na ko utiliser xam nga état fi mu ne nii fi mu ne nii kenn moomul suuf état rek a moom suuf. boo demee ci loi domaine national. mais état suuf si mooy yëpp Sénégal mooy xaaral rek parce que li ngay foog mooy yéen da ngeen di foog ni nit ñi duñu xalaat dëkk bi mais ñiy jiite ay sénégalais lañu duñu ay bay la mu lenge duñu leneen ay sénégalais lañu fii la ñu juddoo màggee fi yaroo fi fii la ñu suul seeni maam ak maamaati maam amuñu fu ñu jëm lu dul Sénégal kon bu fekkente ni décision dafay am. mais décision président de la République du jël décision à la légère dina peser le pour et le contre ak utilité bi muy amal askan bi. mais est-ce que dina mais jël en compte c'est-à-dire opinion publique l'opinion publique boo ko toppee doo liggéey. parce ñu teg la que non xaaral rek ma wax la. ñu fal la fi décision dañ la fi teg pour ngay jël ay décision yuy jëm ci askan bi. waaw mais bu fekkente ni ku yuuxu nga bàyyi li nga war a def doo liggéey. xam nga loolu. njiit nag bu jëlee décision daf koy assumer parce que dafa am lu tax mu koy jël ndax dafa bëgg a defar dëkkam. léegi lan moo tax dëkk bi xaaral rek dama lay wax dëkk bi war koo jaay ay kër te mu waroon koo def. non waxuñu jaay ko ay kër xam nga yéen da ngeen di dem très vite en besogne ne dañu joxe pour ñu jaay dañu joxe pour ñu leen non président dafa jël décision bi am na lu ciy topp dina am lu koy matérialiser. par le ministre des finances ak yooyu. donc bu ñu jël rek dégg rek tëll rek daal di ne damm na da ngeen di xaar ba acte yu war a accompagner loolu yëpp génn nga mun a am un jugement objectif. parce que yaa ngi wax naan ñu def ko ay parc ak ñii naan littoral baak affaire yooyu mais loolu combat bourgeois la sénégalais lambda bi xam nga lan la tal. waaw sénégalais lambda bi. kon yow problème yi sénégalais yi di xeex yëpp pour am. xoolal ñu koy xeex ñëpp bourgeois lañu. pour ay bourgeois rek ñoo koy xeex.
bourgeois yi ñooy xeex pour géej gi. Ah ñooy bon? xeex pour yenn place yu baax yi. kon yow da nga foog ne mais bourgeois yi xaaral ñoo rek soxla ay géej. sénégalais lambda bi mu ngi seet naka lay def pour génn ci mu ngi jéem a liggéey pour mun a yor njabootam mais xalaatul biir bu feesul mënul dem di toog ci parc wala de dem di toog ci géej gi naan day féexlu. mais élèves yi mais xaaral ma wax non xam nga université nga ma bëgg a indil. parce que université dañ ko def ci booru kii bi. ñun ñii bañ doon réviser suñuy bac dañ daan wàcc Mermoz ci géej ga di réviser des fois nga am problème sa kër sa yaay sonal la wala sa papa da ngay dem plage ci Mermoz toog foofu di réfléchir des fois nga parce bëgg a que lire sa papa ak sa yaay buñ la sonalee da ngay dem ci xoolal des fois nga bëgg a lire sa livre tranquillement tu vas au bord de la mer. yow yaa ngi may tu wax lis là-bas. yaa ngi may wax waxu bourgeoise affaire bourgeoisie. si affaire bourgeoisie la parce que xam nga yow. waa léegi yow ñan nga tuddee bourgeoisie. yow sa lees nga xool. mais xooloo sama lees xaaral rek xaaral toute une jeunesse déedéet xooloo leesu xale bu nekk fële ci Mbadakhoum wala ca Kaolack wala ca Fatick wala ca Tamba wala yooyu nga xam ni bougie lay yor di jéem a jàng est-ce que yow xalaat nga kooku parce que boo xalaatee kooku yow da ngay ne yow chance bi nga am kooku amu ko. léegi nag chance boobu. chance bi ma am non taxal rek moo xam kooku bu ñëwee vacances fii. man dama koy jël yóbbu ko plage. kooku bu ñëwee vacances mu dem profiter de ça. kooku bu ñëwee vacances léegi ñu bëgg a xañ ñun ñaar ñëpp ñun. kooku ak ñun ñëpp ngeen bëgg a xañ plage. kenn xajul kenn plage yi ñu ngi fi xam nga man li ma lay wax ne la combat bourgeois la. ah li nga tuddee parce que combat bourgeois côté yi nga xam ni plage bi côté yi nga xam ni joxe nañ ko bañ koy joxee ñun excès gu ñu nguur côté yu vide yi dañu ne dañ koy aménager pour population yi te loolu bëri na Sénégal 700 kilomètres de côte la am Dakar fii am na fi lu mat 10 kilomètres yoo xam ni kenn laalu ko buñ ko aménager population ba mun fa dem kon bu ñu wax naan dañuy tere nit ñi wala dañ ko jaxat-jaxatee non non. ñu ñëwaat toujours ci aéroport bi président bu mu doon jël décision bi est-ce que consulté na leen yéen au conseil des collectivités territoriales yéen instant bi yan décision ngeen xam ne accompagner ngeen ci président ba mu jël ko ndax fi mu toll nii dañoo nekk ci moment de décision yéen ngeen nekk instance boo xam ne li ñu leen di dégg ci dëkk bi bariwul léegi mën nga ma ci wax loolu. xam nga ñun lu tax kenn duñu dégg lu bari li ñuy liggéeyal président la président mooy saisir au conseil wax naa la ko ci njëlbeen mooy saisir au conseil ne leen def leen session ci lii ak lii mun naa la woon sax nii xam nga lii rapport au conseil la. portant annuel 2016-2017. kii rapport la boo xam ni buñ ko paree session yëpp bu ñu paree dañuy def rapport annuel yóbbul ko jéggal ko mu am ay recommandations ak ay avis moom moo ñuy saisir ci ay questions mais am na yenn question de souveraineté yoo xam ni président du ma saisir du saisir keneen. am na fa muy toog kuréel ba muy toog muy conseil national de sécurité. fa lay jëlee yenn décisions yi. parce que foofu ñëpp a fa nekk mi yenn ministère de souveraineté l'armée baag yëpp. c'est-à-dire bu ñu xalaat ni rek benn côté rek mooy xalaatal président li koy xalaatal bëri na. kon xalaat yu bëri yooyu yëpp dajaloo après ñu gis décision yi nga xam ne mu ngi jàll te askan bi daal gisuñu ci seen. comme ban décision loolu doy na waar comme ban décision. décision bu mujj bii rek bi tax tey ñu toog fi mooy littoral bi jël na ci décision ne au lieu mu démolir yenn construction anarchique yëpp dafay xool li nga xam ne la ñu occupé gul mu jël ko jéem koo aménager benn. ñaar balaa ñoo eggali ci loolu. jublu na encore ci waxu aéroport bi nga xam ne moom la ko ñëpp doon xaare ñu doon xaar mu génn ne dina ko aménager def ko le poumon de Dakar rafetal ko ba jaay la destination du Sénégal. Dakar amul poumon mu génn dénk ko waa CDC. dama lay laaj ndax Dakar amul ci ay poumon waxu aménagement et de vente. Dakar amul poumon loo xam ne Dakar amul poumon. poumon Dakar lan Dakar. bande verte bi lan la. ah du poumon Dakar loolu dafa doy pour Dakar taxawal rek. yow mi yaa ngi waxu parc
pourtant parc Hann mu ngi fii di ubbi doo dem parc boobu dañ ko aménager pour nit ñi yow doo fa dem. parc Hann gis nga nu mu doo fa dem taxawal rek ma wax la sulli beneen xam nga débat. non dama lay wax rek xam nga parc am na espace vert boo xam ne fa lay nit ñi di dem. parc Hann yow doo fa dem. bul sulli wax ñaareel bi taxawal rek. bul sulli ñaareel bi may ma moo wax la gis nga li ñu wax ni dañuy aménager côté Faaru Ngor bi noonu def ko parc ak yooyu. géoparc. waaw ba tey baax na. te loolu géoparc boobu xamuñu sax étude de faisabilité. ba tey baax na doon c'est des xam choses xaaral rek moo yoo xam xam ne parce que dama ko foofu c'est pouvoir vierge ñooy diriger. oui ma combat yi. waaw mais da nga poser est-ce que tamit du da nga poser question bàyyil man est-ce que du ay bourgeois tamit ñooy décider. ba da nga poser question bàyyil ma kii. tontu waaw xam nga littoral bi dañ ko jox fa ay nit ay titres fonciers. ñooñu noonu est-ce que ñun dañoo war a ñëw rek xañ leen la ñu am. parce que nit ñi yuuxu nañ ñëwee joxe nañ ko bañ koy joxee ñu nekkuñu ci nguur gi maire yi signé autorisation de construire yi bokkuñu ci ñun kon mënuñu ne ñun ñoo ko saax-saaxee ñaareel bi mooy ñooñu ay sénégalais lañu est-ce que ñun dañoo war a ñëw parce que Massamba Mademba yuuxu nañu ñu ne nañu toj këru ñooñu mais këru ñooñu boo ko tojee da nga leen di rembourser leen fa def incidence daf ciy am moo tax président mu xool solution bu gën a juste mu ne li ñu jote joxee nañ ko bàyyee ñooñu mais la ca des ñu aménager ko loolu mooy xel. parce que sénégalais yi dëkk foofu yëpp boo naree toj seen kër ñaata milliers de milliards ngay fay nit ñi da nga leen rembourser. kër yi fa nekk du këru ay 100 millions ak yooyu de terrain bi rek li muy jar ak kër gi. boo ko xaymaa nga war ko rembourser nit est-ce que xelaat ngeen loolu incidence bi muy am ci budget Sénégal ak yooyu donc xel mooy li mu wax li des ci littoral bi ñu aménager ko. ña fa jot a am titre foncier ak yooyu ñu bàyyi leen fa. léegi ñu daal di dem ci beneen problème boo xam ne tamit foncier moo ko indi muy gàddaay gis nañ fa démb coow li fa am yépp. coow loo xam ne ay at la boobu ba tey kenn mënu see àddu ba ñu gis nag ay forces de l'ordre jël ay armes di ko dóor ay maire ay magum jëmm yoo xam ne nii mën nañ ñoo jur ay jigéen ñoo xam ne te force de l'ordre booy gis sax ndaw si mu ngi dugg mu jël arme di ko dóor di ko violenter coow yooyu yëpp tey am ci dëkk bi est-ce que yéen a ngi ci conseiller président. non pour mu jël ci ay décisions. xaaral ma wax la ñun. bu ñu saisiree la ñuy conseiller. bu ñu leen saisirul doo leen conseiller. mun na nooy conseiller lu ñu la saisirul. d'accord kon yéen parce que xaaral rek ma wax la affaire foncier bi ñun defoon nañ ci kii. rapport ak yooyu yëpp waxoon nañ ci président wax na ci boo gisee li tax yii yëpp dafa ji yoo xam ni ay at la ci ginnaaw. du loo xam ni tey la processus bi moo egsi fii mais ay at ci ginnaaw la ñu joxee woon foofu yépp te nañ ko joxee woon ci ñenn ñi anam bi baaxul ci ñenn ñi anam bi baax na mais processus boobu ba pare yooyu yépp nekk ci tribunal xam nga bu fekkente ni yëf dafa nekk ci tribunal nañ ko suivre ba mu jeex. naam nit ñi am nañ droit manifester wu mais amuñu droit tamit ñu violenter leen comme ni ñu def jigéen boobu. ñu ñëw di grève de la faim loolu dinaa ko naqarlu parce que jigéen boobu ñu dóor coup de crosse loolu image boobu dafa ñaaw mais nag am nañ droit aussi manifester wu mais pacifiquement. grève de la faim parce que du manifestation pacifique xaaral ma wax la dëkk bi tamit am na yoon am na loo xam ne boo ko bëggee def te jaaroo ci yoon. nguur gi dina yebal ay nit ndawam ñu fexe ba loolu dafa am xam nga fii kenn bëggul amul benn nguur ci àdduna bu bëgg njabootam di grève de la faim di sacrifier wu mais nag ñu respecter pouvoir yi nekk en place parce que am na pouvoir exécutif am na pouvoir législatif am na pouvoir judiciaire am na lu nekk nag ci loxo justice ñu koy doxal nit ñi mën nañu xaar. bu xaar bi yàggee nag. non ay ati at. xaaral ma wax la gis nga affaire suuf yi wëg yenn
kii am na yoo xam ni depuis indépendance ba léegi mu ngi fi nit ñi di daw ci ginnaawam ak affaire yooyu donc kon léegi nga foog ne loolu normal. waaw parce que affaire suuf moo jafee kii xam nga ñun dañu am loi sur le domaine national ba pare reconnaître kii traditionnel yi. coutumier parce que da nga droit coutumier bi parce que da ngay gis nit ñëw ne la àll bi sama moom moo ko moomoon tubaab bi signé loon ko mais dañ ko reconnaître aussi donc dafay am ay implications yoo xam ni dafay bëri kon nit ñi ñoo war a taaxiirlu dem ak xel parce que wolof dafay naan xelu di daw moo gën xelu di daw. dëgg la léegi ma ñëwaat toujours ci au conseil des collectivités territoriales. fi mu toll nii jamono ji nga xam ne dëkk bi jaxasoo na ci wàllu problème mu suuf yéen lan ngeen jot a liggéey ci loolu. xam nga liggéey bi processus la ñun dañuy liggéey président daf ñuy saisir ci dara ñu liggéey ko jox ko moom ak gouvernement wam ak kii wam ñu xool li ci gën ñu def ko assemblée voté ko mu doon loi. loolu yëpp dafa nekk en cours. boo gisee mooy li ma la doon rappeler sànq bi président ne du joxe mukk maire yàgg yooyu ñuy joxe suuf du ko d'accord. parce que problème mu suuf dafa bëri liñ ko réclamer problème mu suuf dafa nekk fii ci Sénégal côté boo dem du Dakar rek de. boo demee Saint-Louis boo demee Louga foo dem problème mu suuf baa ngi ne fa gàññ. te yooyu yëpp du daaw du ren am na ay 10 ans 15 ans 20 ans donc loolu toog waxtaan ba juboo pour régler yooyu ci voie boobu le président nekkul ci voie wu confrontation ndax nit ñi dañ ko fal pour mu régler seen problème donc bu ay problème génnee yoo xam ni processus bi dafa yàgg problème yooyu feeñ léegi def nañ ko yàgg na ci ay nguur mais léegi moom am na droit toog waxtaan ak nit ñi xool li gën a jekk mu def ko kon du loo xam ni rek dafa yore baguette magique rek day ñëw rek signer rek mu dem même booy gouverner nit ñi di nga xool lan la askan bi bëgg. léegi ñu daal di dem ci Covid 19 bi nga xam ne gis nañ ni léegi président ne woon na nit ñi ku nekk na demal boppam. te demal suñu bopp bi gis nañ ci ne keroog la feebar bi gën a yokk fi ñuy wax nii tey feebar bi tey la gën a bëri ñi dee tey lañ gën a bëri feebar baa ngi gën a avancé reculé wul benn yoon loolu moom lan nga ci mën a àdd. xam nga Covid 19 bi gouvernement bi kenn mënu ko ci wax dara. lu tax mesures yi mu waroon jël yëpp jël na ko pour bien-être population yi wax na affiché na def na lépp. jël nañu def couvre-feu ak état d'urgence sanitaire di topp malade yi mais peuple kenn mënu ko gouverner contre sa volonté. kon nag yaa ngi may nangul li ma waxoon saa. xaaral ma wax la rek gouvernement bi la mu wax def pour nit ñi jëfee ko maladie bi génn fi nit ñi topp ñu loolu dafay am moment nag boo xam ni mënuñoo bàyyi suñu économie mu dee. donc comme mënuñoo bàyyi suñu économie mu dee ñu ne nit ñi nañu apprendre dund ak virus bi mais ñu continuer di respecter mesures barrières yi di takk masque di kii mais boo génnee ci mbedd mi looy gis nit ñi duñu masque bi fii lañ koy def walla nga def ko fii kon protéger wuloo waaw bu fekkente ni li état bi wax docteur yi wax ko population bi ban ko suivre mais maladie bi dafay yokku parce que sénégalais yi boo génnee tey sur 10 sénégalais boo wax 8 yi ne la man gëmuma maladie bi parce que gisuma ku ko am est-ce que virus bi ñun dañ koy gis à léegi. kon loolu li nga wax ne gouvernement bi jël na ay mesures am est-ce que ay mesures am def na effet. mais ndaxte lépp kaay ma wax la lu yéen médias yi résultat yéen médias yi depuis 2 mars ba léegi yéen a ngi wax chefs religieux yi xalif généraux yi chefferie traditionnelle délégué de quartier bàjjenu gox ñëpp wax nañu médecins yi wax nañu nit ñi topp ñu loolu parce que ñoom dañu ne
gëmuñu ko, loolu amul, maladie tubaab la. kon daal léegi bu fekkee nit ñi. léegi nag comme nit ñi toppuñu ko. ba pare te bëgguñu bàyyi kii bi mu dee. économie bi mu dee. parce que économie bi mu deewee ci sénégalais yëpp la lay métti. ñu ne nag nañu jéem a dund ak virus bi mais ku nekk na nekk responsable moroomam. parce que foofu responsabilité individuelle dafay engagé wu. ak responsabilité communautaire. collective léegi yow man tey jii. maa war a xalaat ni ñamay seeti ak ñamay dem man maa leen war a protéger. ba pare protéger wu sam bopp. moo tax ñu indi loolu parce que responsabilité collective boobu ak responsabilité individuelle boobu li muy juri ji ëllëg mooy immunité de groupe. kon état bi mu ngi ci logique am mu ngi def loo xam ni kii ba léegi. mais population yi tamit ñoo war a kii parce que boo ko xoolee ci suñu guide religieux yi boo xoolee sëñ Muntaxa bi jël 200 millions joxe di jël di kaalawu masqué wu di ko won nit ñi di respecter geste barrière yi est-ce que ñun ñi nga xam ni ci ñun ñëpp ci moom la ñuy kii est-ce que ñun ñu ngi def loolu nga xool Serigne Babacar Sy Mansour muy respecter ba est-ce que ñun ñi bokk ci moom est-ce que ñu ngi respecté loolu nga dem fii Yoff Layeen ñuy def loolu est-ce que ñi bokk foofu ñu ngi respecté parce que ñun guide religieux yi won nañ ñu yoon bi ñun population bi nag ñoo dëgër bopp parce que sénégalais moom tant que gisul rek wala mu am ko ca dee du ne gëm naa ko day naan gëmuma ko loolu moo fi nekk fi mu ne nii population bi ñoo dëgër bopp. d'accord léegi yéen population bi bu suivre li nga xam ne gouvernement bi loolu la wax kon gouvernement bi faillir na ndax gouvernement bi rôle am mooy mu fexe ba atteindre objectifu xeex bi maanaam mu daan corona bi gagner corona bi bu fekkee ne nag ñi nga xam ne ñoom la war a gérer ba ñu mën a gëm feebar bi ba suivre directive yi déggaluñ ko yaa problème. amul problème xam nga problème bi fan la nekk. problème bi ci population bi la mais du ci gouvernement bi parce que gouvernement bi taxawal rek. loolu laa lay wax. gouvernement bi mooy kilifa may ma gouvernement bi mooy. boo yoree sa kër. say doom dem ba déggalatuñ la gouvernement bi mooy kan loolu kon yow. gouvernement bi mooy kan ban façon gouvernement bi mooy kan mooy yow mooy man mooy ñëpp. yow da ngeen jël seen télévision mettre ko à la disposition ministère de la santé ñeneen jël seeni télévision rajo yi def wa kazalika ngeen di wax ak askan bi parce que xam nañ ni communication institutionnelle rek doyul foog ñu boolee ci yéen communicateur traditionnel yi ak ñëpp. nangu woon ne communication gouvernement bi dafa lajj ci feebaru Covid 19. non lajjul xam nga lu tax xam nga yéen. xam nga yow sa communication. par exemple yow ni ngay communiquer bokkul ak ki yore communication institutionnelle li muy impliqué bokkul ak yow ni ngay communiquer. mais communication institutionnelle bu crise amee nangu nga ne y a une façon de le gérer. xam nga ñun dañu commencé di gérer crise bi xaaral ma wax la dañu commencé di gérer crise bi fukki nit di gas fukki nit di suul loolu moo fi am. ba ñu commencé gérer crise bi dégg nga fi ay prêcheurs naan alxuraan waxul loolu nañu bàyyi nit ñi ñu dem julli ji di inciter nit ñi pour ñu révolter gis nga ñi doon braver couvre-feu bi foog ni dañ ko def pour tere leen or dañ ko def pour aar leen ñoom dem na sax ba ay géwél marche naan la ñu doon am pour te dire que suñu société mooy société boo xam ne dafa doy waar suñu société dafa doy waar ba nga xam ni pàcc bu nekk day bëgg a wone ni man maa def lii or ci fi ñu toll ci mbas bi bu ñu yërëmul mag ñi yërëmuñu ñi am yenn maladie yi mais faatu daf fiy bëri parce que ci ñooñu lay gën a jaar ñi nga xam ni dañoo am yenn maladie yi ñooñu lay Covid 19 di gën a sonal ndax ay xale ñooy dem foow yi jël ko indi ko jox ko seen papa yi ak seen maam yi ñooñu am ay maladies yoo xam ne comorbidité bi dafa kii donc kon
bu fekkente ni sensibilisation moom Sénégal amul ku fi nekk te xamoo lan mooy Covid maintenant nag gëm ko ak ñàkk ko gëm moo fi am mais yow sensibiliser nga ba sonn man sensibiliser naa keneen sensibiliser na bàjjanu gox yi ñëpp ku nekk wax nga ak ñi nga mun a waxal. léegi fi mu toll nii nga xam ne Sénégal en tant qu'homme politique laay wax casquette politique yi laay interpellé nga xam ne askan bi sonn nañ wax ne askan bi sonn nañ sax maanaam répétition la ndax fu ne dégg ngeen ko te gis ngeen ko teg ngeen ci seen bët lan ban solution ngeen mën a teg yéen pour indil ko askan bi ngir ñu seen coono wàññeeku ndax élection yaa ngi ñëwaat de. te di ngeen soxla askan bi sonn na ci lan ak lan. ci dund. waaw ci ñàkkum ndox. ci coono yi nga xam ne Covid bi teg na leen ak yeneen ak problème foncier yi. xam nga yi ngay wax nii yëpp ak scandale yu bëree bëri yi ngeen dajale ci biir crise bi. xaaral ma wax xam nga soi-disant scandale nga may wax parce que amul benn scandale bu avéré boo leen wax. sànq wax nga fi. non xaaral rek xeexu bourgeoisie léegi nga ne soi-disant Sénégal moom chaque jour ñu wax la ni yow mii tey sax boo jëndoon kër tey du ñu xalaat ni da nga ko ñàkk fa nga dëkk dañu naan kii am na lu muy def donc ñun rumeur la ñuy dundee comme ni ko Djibril Ka doon wax rumeur soi-disant scandale yi ñu fi wax yépp gisoo kenn jox la loo xam ni am na. waaye lu tegal la ñëpp ci wax mais maintenant nag non du lu ñëpp wax xam nga entre sos ak wax dëgg moo tax bu gisoo benn scandale du def 2 semaines scandale yi nga fiy wax yépp benn du ci def 2 semaines parce que dafay ruus parce que dañuy dem ba si yàgg ba si kanam askan bi xam ni lii ñu bëgg leen xeexloo du dëgg du yoon dégg nga ba léegi sax ña doon wax scandale yi ñoom ñooy xuloo ci seen biir kon xam nga ni du ay scandale li ñu fabriqué woon la. mais li ma la bëgg a wax coono bi ñëpp la coono du ñu nekk ci nguur gi ñu nekk ci nguur gi ñoo gën a sonn ndax ñu nekk ci nguur gi bu ñu jotee seen payoor dañ koy saam joxe ko buñ ko saamee joxe ko dem uti pour seen waa kër fekk seen waa kër mere leen bu ñu paree ci seen waa kër doog a ut pour ñoom ni ñuy ñàkkee ndox noonu la ñuy ñàkkee ndox. bu ñu demee boutique ba di jënd amul saaku ceeb bi pour ñu nguur gi la saaku ceeb ba le même prix bi la ñuy kii kon lu askan bi daj ci coono rek ñu nit ñu ngi koy daj te ñu ngi xool di jéem a def loo xam ni dina génnee askan baag ñépp ci coono bi kon nelawuñu naaguwuñu mais dafa fekk ni dëkk boo xam ni dafa bëri problème tey jii xam nga yaa ngi wax Covid kese rek mais mu ngi mel ni nga fekk benn malade boo xam ne dafa am cancer am diabète am tension am Covid am palu am kii mais kooku boo jëlee garab yëpp jox ko mais da nga koy empoisonné mais boo bëggee faj da ngay xool bi gën a mag nga faj boobu mu rejaillir ci yeneen yi. nga ainsi de suite ba nit ki guérir kon du loo xam ni. paj bi dafay kii toujours ñun ci bu gën a mag bi la ñuy commencer di fay pour mu rejaillir ci yeneen yi donc du loo xam ni dañoo yore baguette magique rek daal ne ubbeekul rek mu ubbeeku wala defal mu def déedéet loolu yàlla rek ko mën. donc ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci invitation bi nga accepté di la bàyyi nga joxe rek sa kàddu bu mujj ci askan bi ak ñii di seetaan leral.net Leral TV. waa li ma ci bëgg a wax comme wax bu mujj mooy ñun maladie bi Covid-19 bi maladie la boo xam ne mu ngi fi. te ñun ñoo mën a ñàkk suñu bopp pour génnee fi maladie bi. gouvernement bi def na lu moo de war a def médecins yi ñu ngi faj di ci am réussite. mais nag askan bi. moo war a ñàkk boppam. pour que maladie transmission bi wàññeeku. parce que transmission communautaire bi mu ngi bëri. beneen bi tamit ñuy jaajëfal personnel u santé bi. di leen jaajëfal parce que amatuñu dund ñoom. pratiquement lu ñu amoon tuuti sax pour di ko dund ak seen famille mënatuñ ko am. hôpital la ñuy nekk 24 heures sur 24 heures boo leen gisee sonn nañu. di jaajëfal ministre bi sonn na ci.
mais aussi di wax nit ñi di jaaraamal ñi nga xam ne ñu ngi takk masque tey respecter mesures barrières yi ndax ñooñu ñu ngi aar seen yeneen citoyen mais ñi dul takk ak yooyu xamuñu ni ñiy takk ñu ngi leen di aar seen bopp ñoom it kon ñoom it nañu takk masque yi di def geste barrière yi di ko respecter di raxasu wala ñuy def gel jërëjëf yéen ñi doon ñu seetaan fii ci seen télé leral.net canal 33 bi yéen ñi teewe woon seen émission comme politique comme toujours dañ leen di dem utile information bi xoolal leen ñi nga xam ne ñoo war a wax ci actualité bi ñu wax ci waxtaan boo xam ne dina nekk waxtaan bu jëriñ leeralal leen ci domaine yépp tey nag ñu invité woon monsieur Cissé mu ñëw fii waxtaanal ñu ci liggéeyu au conseil des collectivités territoriales waxal ñu nag ci scandale foncier yi waxal ñu ci aéroport ex-aéroport Dakar Yoff ba nga xam ne président Macky Sall daf ci jël ay dogal te nekk dogal yoo xam ne majorité askan bi xaaree wuñ ko woon noonu wax ñu ci ñàkkum ndox mi wax ñu ci gouvernance su ak gestion wu Covid-19 bi nga xam ne gouvernement Sénégal mu ngi koy def xam naa ne waxtaan bi ngeen teewlu woon am na ci njëriñ bu dee am na leen loo xam ne nag wax nañ ko fi te mu nekk loo xam ne jaaduwul ñu ci jéggalu askan bi yépp di leen jox saay su ne daje rek fii ci leral.net Leral TV te ngeen bañ a quitter nag ndax bientôt dinañu def spécial hommage kii di porte-parole famille Tidiane bi nga xam ne dafa làqu ñu koy jaalee toute la famille Tidiane toute la oumma islamique tout le Sénégal et le monde entier di ko jaale bu baax a baax ki ñuy wax Lalla Sy di leen wax ne rek kii ñuy wax Moustapha Thioune dina fi teew léegi mook Daouda jox leen lu bëree bëri ci dundam ak ci histoire am ak fi mu jaar yëpp ci tarixa Tidiane jërë ngeen jëf di remercier équipe technique bi bu baax nag di leen remercier bu baax a baax jërë ngeen jëf. Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. ay xibaar yu wóor ak ay journalistes yu xarañ. Aimez l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu yéeme. Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. ay xibaar yu wóor ak ay journalistes yu xarañ. Aimez l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu yéeme. leeral ay xibaar yu gaaw te wóor. leeral ay xibaar yu gaaw te wóor. leeral ay xibaar yu gaaw te wóor. Leral TV 100% xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. depuis mois de mars ñun ci lu ñu ne maire de la ville de Thiès bi nga xam ni dafa bokk ci comité départemental bi bu lutte ci Covid-19 bi bokkaale ci comité régional bi
ba pare au niveau de la ville de Thiès ñu fiy def lu am solo ci wàllu xeex mbas mi. ci loolu le maire Talla Sylla ak conseil bureau de la ville de Thiès bi nga xam ne adjoint yi ñoo ci ne ak conseil de ville de Thiès bi nga xam ne conseil de ville yi ñoo ci ne ci loolu rek la ñu concentré woon fexe aussi ba vraiment suñu doole yëpp suñu xam-xam yëpp suñu xel yëpp ak budget ville de Thiès ak li nga xam ni ay Thiessois ak i sénégalais dañu koy jàppale mairie bi ci wàllu xeex boobu ci wàllu waañu daara yi ci wàllu jënd masque ci wàllu jënd ay kit ay produits de désinfection ak leneen